ziar mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey si dañ déplacé waa ñu ba fii ci Kër Mbaye Fall Zac Mbao plus précisément ñoo ngi assurance ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence ki ma ñëw seet si tey mi ngi wuyoo ci turu Boy Niang assurance nekk pensionnaire de l'école de Boy Niang le poulain du coach Cheikh Ndiaye moom lañ ñëw seet si le poulain de Lune moom lañ ñëw seet si le poulain de Boy Niang de Gaulle moom lañ ñëw seet si fii ci assurance seen émission victoire après combat puisque temps yi passé dafa bëre daan jël bu rëy daan avec la manière sans blague bokk na ci li waral tey ñu déplacé wu fas yéene séq ak mu waxtaan fi mu jógee fi mu jaar fi mu toll fi mu jëm instant bi ñan la war a mën a bëreel ñan ñooy potentiels adversaires yi loolu lépp dinañ ci yaatal Boy Niang assurance école de lutte Boy Niang mooy sama invité tey seen émission victoire après combat léegi mbër mi maa lay ziar. maa lay delloo ziar Seydina. naka yi tey. sant yàlla bu baax. waa lépp jàmm. sant wér. kon mbokk internet yi dama naan ki ngeen jàkkaar loolu moom mooy Boy Niang assurance pensionnaire de l'école de Boy Niang avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñi lay seetaan. dañu wax auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa Kër Mbaye Fall bi yëpp waa Kër Mbaye Fall yëpp waa Ridis Tool Diaz Daaru Salaam garage Kalandooy Kamb ba assurance fii ñu dëkk di fi yeewu ak waa Zac Mbao bi yëpp di gërëm sama mafia bi booy maa leen di bëgg bu baax a baax waaw parce que ñoom dañuy sonn ci affaire yi bu baax bilaay di la sant tam ci déplacement bi nga def mooy loolu di la jaajëfal bu baax a baax. benn instant rakk ji seen émission victoire après combat avant tout temps yi passé jaar naa fi koor gi ndogu mbër bernel ñu comme ça def say ndogu yu naas ñu toog coob ba suur toog waxtaan si question réponse et tout mais keroog nag jazz moo fa toj franchement keroog amul frein moo fa tasar làkk fa ay français yi amul fenn yaa may dégg temps yi passé nga bëri daan jël bu rëy ma waroon déplacé wu ñëw ci semaine boobu fekk ma xawoon na chargé ma ne la tôt ou tard il faudra ñu jàkkaarloo parce que il faut ñu waxtaane waat sa carrière parce que da nga def un exploit remarquable mais avant tout damay delluwaat si sa combat bi ci boppam yaakaar la woon. man ak Siteu bu ndéem bu ndéeli waaw. moom nga bëree. c'était au stade Iba Mar. waaw Iba Mar la. journée Serigne Modou Niang. journée Serigne Modou Niang waaw. Doudou Sané moo ko doon bëre grand combat bi. Sané ak Rhinocéros. waaw ñoo doon bëre grand combat. foofu nga bëre su boobu nekkoon un combat capital en même temps arène nationale dafa amoon combat sa diggante ak Siteu da nga jóge woon ci défaite. waaw dama jóge woon ci défaite bi may bëre ak moom maa ngi ci défaite. dernière fois bi ma fi ñëw yaa ngi toog ci défaite nga ne ma damaa mer. dëgg noonu la demee parce que boo xoolee làmb jooju noonu lu bëri da see undu tey jii nii dañoo nekk xale am si luñ jógee toog benn temps boo xam ne bëréewuñu ñu war a ñëw am na ñu war a woon gaay kon yoon la lépp lu ñu doon def si combat boobu rek ñu teg ko si yoon. su boobu dama laa jàpp kaañ dama laa kaañoo dëggantaan yaa ngi toog ci défaite booy. non dëgg la man comprendre naa loolu mais man li ma toogoon xam naa ko bu baax te xamoon naa li nekk sama ginnaaw xam naa tamit li may xaar. sa combat ak Siteu taxaw au stade Iba Mar Diop nga déplacé wu jóge fi yow ak waa Kër Mbaye Fall Zac Mbao assurance et tout Tool Diaz Ridis te yëpp mobilisé déplacé wu gunge la benn instant rakk ji nan nga abordé combat bi avant tout nan nga abordé combat bi. non su ma waxee dëgg rek xam nga Seydina mosoo gis mbër bu toog si defet war a bëre ji sa 4e combat gars yi taxawu la combat dañ ma taxaw billaahi muy sama école de lutte ñu si mel ni Père De Gaulle Père Xës Père Lin Boy Niang comprendre nga Père Ro Père Raja ñëpp képp kuy coach da nga si jàppoon comprendre nga jàpp si bu baax a baax ba si contact yi ñi nga xam ne ñoo fa nekk yëpp champion yi fa nekk ay ñoom Zam ñoom Grand Mbagnick Boy Niang bu Kër Mbaye Fall comprendre nga ñëpp jàpp si billaahi fi ñu dëkk tamit assurance am lu ñu doon xaar si làmb ji te làmb ji noonu la mënoon demee parce que booy dañu topp sama ginnaaw yaakaar ma kon yoon la man su may def dara ñu topp sama ginnaaw su ma tourné gis leen ci kaw tribune bi ñoom du ñu taay yoon la moo won leen fulla ak fayda. noonu la waroon demee nan la demee. combat bi nan la demee. sama diggante moom arbitre dafa soufflé ma dem latéral waaw ma def latéral mu taxaw mu dóor ko gauche mu taxaw ñu lewtoo mu ko dóoree gauche mu dóor ma laaw mu dóor laaw sama loxo romb comprendre nga ñu daw jàppante ma jàpp si ngembali bi ma ko faakee mu rëpp
après dafa bañ mu demee côté droite ma faakaan mu rëb mu dóor ma plaqué loxo bi rëcc. mu déclenché plaquage. waaw loxo bi rëcc si suuf léegi ma pompé ko coup gauche mu siggi si laa dóoree si mâchoire mu jël ko loolu moo jeexal làmb. nan la làmb ji jeexee sa waay dalaa kii nga dugal ko uppercut mu siggi après nga enchaîné. dama dugal uppercut bi rek mu siggi instant dafa jël ko parce que xam naa ne moom dafa jël ko muy fayu ma excusé wu dóor dolli si kan waaw si la wàccee si moo jeexal làmb ji. mu daanu kaw. billaahi ku ci mâchoire mu këpp këlëb. noonu la demee. boo yow attention boo yow t'es méchant de. non demeewul noonu sax. dugal nga uppercut dèjà waa ji siggi na dèjà nga may ko tuuti mu taxawaat mais dugal uppercut mu siggi nga enchaîné benn crochet kan ci mâchoire bi mu wàcc. Seydina làmb dafa nekk loo xamante ne ay nit buñ la toppee rek dafa am lu tax. mais da ngaa soxor. suñu génération booy boo si jeeku baal ko danaan dafa am lu tax. boo ci jekku baal ko danaan. dafa am lu tax. boo ci jekku baal ko bu la jekkoo. da lay def lu mu lay def man bugguma benn mbër baal ma. ku la jekku bu mu la baal mais koo jekku doo ko baal. Sama Ndeleng bi mu may daan dama jël ay coups yu metti. Sama Ndeleng bu waaw dama xeex ak moom jël ay coups yu metti terewul daf ma daan damaa jël ay coups ba pare daanu 4 appuis laa daanoo si làmb jooju kon man tamit su ma jugee si loolu noonu ñu joxaan ma combat ma ñëw war a confirmer dama koy teg si yoon moo tax làmb ji noonu la mënoon demee instant nag làmb nekkul maanaam toog di wax liggéey la laaj gëm sa bopp xam li nga war a def xam fi ngay teg sa tànk te yoon boobu noonu ñu ngi si. combat bi da nga doon won gars yi mafia bi ne combat bële da nga juum mais da nga ñëw pour fay bor bi te fay nga ko avec la manière. Seydina ba ma seesee nee naa la làmb ji ma mujjee bëri damaa juum te daam lu nekk sama ginnaaw ma yoreel leen bor dama leen ko war a fay te bor boobu noonu nekkul combat bi moo tax mu jeex de billaay bor bi dafa des te dama koy fay ba wis ko incha allah. am na lu des. li des moo raw li ñu passé incha allah loolu bu ma si jugee barki Serigne Salim Mbacke ak waxtu bi ma nekk bu ma jugee si combat bi laa ko fàtte damay liggéey waat. fàtte nga ko jublu ci leneen. billaahi. bu ñuy retracé waat carrière bi sa premier combat arène kan nga bëri. sama premier combat man ak ñaajoo bu saako xam-xam. ñaajoo bu saako xam-xam moom nga bëreel jour boobu c'était au stade Iba Mar Diop. waaw Iba Mar la woon maa ko daan. nga daan ñaajoo. waaw deuxième combat bi ci laa amee Sama Ndeleng. boobu nga dem ñàkk par 4 appuis. waaw troisième combat bi tam dama ñàkk. Cité waaw Cité bu Lamsaar xaw ma. waaw. boobu nga dem bëree woo sax daal. non boobu mooy loolu. boobu nga dem bëree woo daal. billaahi. nga jógee ci toog 2 ans defaruwaat. toog 2 ans yoo xam ne bëréew ma. mu am nu mu demee sama côté. comprendre nga am nañu dégg naa nag lu ne. waaye na bëree du mbër. ñi nekk ragal la. amul lu ñu waxul. daa bëgg jigéen. waaw noonu la dem xam fit bi day maas. làmb moom moo defee noonu. boo daanoo rek day am lu bëri loo xamante ne day feeñ. mais nag daa am ñoo xam ne nag moo xam la benn affaire booy gis nga affaire bi ku ci nekk ak rôle bi ngay joué dafa am ñoo xam ne commentaire mooy seen rôle dañuy commenter rek ñun dañuy commenter rek bëree wuñu àndu ñoo mbër mi supporté wuñu mais commentaire moom mooy seen métier donc ñooñu tamit da nga leen di bàyyi lu ñu moom dem nga bëree daanu ñu ne booy bi du mbër daa ragal daa ñe léegi dem nga bëree dóor mbër mi mu daanu instant bi la ñuy wax. man ñiy wax si biti sax ñooñu maanaam du ma leen bàyyi xel parce que xamul tax man li ma war a nekk maa ngi si li ma war a nekk maa ngi si neexaluma nit pour mu topp sama ginnaaw li ma doon tamit gëm naa ko te incha allahu rabi si kàttanu borom bi li ma bëgg si làmb ji dama ko si am si kàttanu borom bi bu soobee sëñ borom billaay wallaay am naa yaqin bu baax am naa gëm-gëm bi te lépp moo loo xam ne làmb da koy laaj muy liggéey muy looy dox muy leneen ak leneen maa ngi si te sama morom bu ma dajal ñu war a jëflante comme li ma la waxoon laa fa passé rek bu ñu waree jëflante bu ñu duggee si biir géew bi di nga xam kii ngay jëflanteel kan la. benn instant avec cette victoire claire et nette limpide victoire mën naa ne waaw mooy loolu victoire boo xam ne y a rien à dire instant bi potentiels adversaires yi ñan la instant bi ñu war a jël avance bu Boy Niang assurance kan ak kan la. Seydina yow xam nga tey jii nii ñun làmb dafa toll foo nga xamante ne suñuy morom tey koo si laaj rek day jàpp ne moom moo la ëpp kot wala moo la raw wala yu demee noonu amaana du loolu làmb la ñuy def
ñun ñoo war a mën a mayante xaalis nañ bëre suñu biir parce que tojaguñu defaguñ dara doonaguñu ay mbër yu mag duñ fi benn Balla Gaye duñ fi benn Modou Lo duñ fi benn Boy Niang comprendre nga ñun ñoo war a mën a mayante fa xaalis nañ bëre suñu biir làmb ji neex ku nekk ki nga war a bëreel nga bëreek moom bu boobaa la ñuy xam Seydina barki Serigne Saliou Mbacké sama morom bu ñu war a booleel ñu war a jëflante say mbokk duñ nelaw de. ne nga man xam naa ñi nga war a bëreel sa baat ca kaw xam naa ñi nga war a bëreel mais man ñi nga war a bëreel xam ba xam ñeme nga leen man loolu sama problème parce que du ma fi tudd diw ak diw fekk ki ma tudd ñeme woo ko genre yooyu noonu est-ce que ñeme nga ñi nga war a bëreel yow est-ce que ñeme nga leen. xam nga man moom xam naa ñi nga war a bëreel wax dëgg yàlla je connais très bien tes adversaires mais est-ce que ñeme nga leen boo leen ñemee nga tudd seen tur ne diw ak diw ak diw ak diw ak diw nañ ñëw ñu bëri promoteur yi ñu ngi seetaan. xam nga yow tey jii nii leer na la am na fi mbër yu fi nekk ñoo xamante ne nii doon nañ dox suñuy combat yow leer loolu leer na ko. léegi fu mu yàqu est-ce que du ci yow la yàqu. non man làmb du yàqoo si man bari Serigne Saliou man avance bu logique buñ ma jox ma war ko bëre bu Père Tégol jëlee avance bi dama koy bëre. billaahi. léegi ñooñu ñu doon dox seen combat ba combat yi am fu mu tagee combat yi am fu mu yàqoo kan ak kan ak kan. benn si Bour Siteu chaque émission moom. ban Bour Siteu. Bour Siteu bii war a bëre. waaye dangaa ñeme Bour Siteu moom booy li laa lay wax est-ce que ñeme nga gars yi nga may tuddal ay Bour Siteu nga xam ne kullu kuy bandi ci biir géew Bour Siteu moo la gën bu agresseur la wax naa ko wax ci naa ko moytul leen ma Bour Siteu booy boobu baaxul bandi la est-ce que xam nga loolu bu du mbër de bandi la day agressé arbitre day sifflé prip mu dox sa kaw agressé waay yow waay bàyyi leen ma Bour Siteu day bëree day xeex ku arbitre sifflé digganteem ak mbër mi bu arbitre ne prip génn seen diggante da lay agressé day dox sa kaw bëri xeex jàpp duma daan koo koy Bour Siteu bu géejawaay nga naan ma bàyyi bu fi tuddaal Bour Siteu de tuddal keneen. Seydina du mën ak Bour Siteu sax. du yàgg moom kay parce que moo la mën moo la raw moo la ëpp doole moo la dàq bëri moo la ëpp fit moo la ëpp supporter moo la ëpp coow moo la ëpp lépp tuutu everybody lépp moo la ko ëpp. Bour Siteu bu ñu làmb boole woon ñu war a jëflante bu arbitre ne prip Serigne Saliou xam ne day xaar. kan mooy xaar. Bour Siteu day xaar. man wala dafa am Bour Siteu bu ma xam wala dafa am Bour Siteu numéro 2 wala nu mu demee noonu. ñaa xam nga man sama booy nga yow sama jantal booy nga sama cool booy nga te làmb ji dama bëgg nga avancer dem fu sori est-ce qu'on est d'accord man dama bëgg nga tekki ci làmb am ci teraanga mais làmb dafa am yoon gis nga mbër booy bëree nekk ci làmb ji am sa carrière da nga ko war a gérer plan de carrière dafa baax ci mbër xool fi ngay teg say tànk xool fi ngay jaar am ay adversaires yoo xam ne ay danger lañu ñoo xam ne buñ jaaree gauche boo séenee ni ki jaar gauche yow nga jaar droite yaa ngi may dégg di fente yenn adversaires yi yaa ngi may dégg bañ leen a croiser waaw di gaa sax lu yomb amu fi mbër bu yomb amul làmb moom ku ut lu yomb bul dugg ci làmb mais am na adversaire yu xaw a tane yoo xam ne arbitre day sifflé nga waaw bëri raag wane sa bopp mais am na adversaire yoo xam ne baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg mooy classe Bour Siteu bi bu moom man moom nee naa la man sama booy man ku ma woone ma Bour Siteu dama la naan jaaral feneen parce que bu baaxul bu day agressé arbitre day sifflé prib mu dox ci kaw mbër mi agressé ko jàpp dóor kang wër la ndomba yenu ba ci kaw dóor ci suuf koo koy Bour Siteu boole ci nag coow loo xam ne bu bëri na fi mbër yoo xam ne buñ jëlee avance am duñ nelaw je te le dis dama la koy wax mu leer nañ parce que bu dafa am sañ-sañ booy boobu dafa am fit di foo ko natt wees na fa moo tax ma ne la léegi Bour Siteu bu jaaree gauche boo ko séenee mu jaar gauche yow ñaa jaaral droite est-ce qu'on est d'accord. Seydina naa la wax leen waxatil ke gis nga man bu arbitre ne far balaa mujj saaj yi bu ma dawee ñoŋali nañu laajte mbër bi kan mooy yaayam. boo dawee dongali danañ ne kii ku yaayam. waaw kii fu mu soxee ko. Bour Siteu